xam ni ku bëgg a doon candidat fa ngay jaar ba noppi wàllu parrainage ak yooyu nañ ci delsi waaye am na ñeneen ñoo xam tam dañoo yootoo nekk candidat ñu am ay gàllankoor ci wàllu yoon am na ñu ni wàllu politique la Khalifa Sall ak Karim Wade ci gàttal sa gis-gis ci leen dal ci mel ni duñu mën a bokk ci yooye élection. Babacar jërëjëf loolu li ci ëpp li ci nit ñi jàpp bokk na ci ne justice bu Sénégal dañu koy xoolloo benn place et boo xoolee ci 19 points yi nga xam ne ñun wax nañu ci danañ ni wax nañu ne justice boobu faaw ñu fexe ba justice bi moom boppam mun a demal boppam et ci loolu li ñu proposé mooy président de la République warte nekk chef suprême de la magistrature moom dafa war a tëddee njaaxaanaay bàyyi magistrat yi maanaam yoon ña nga xam ne ñoom ñoo ko yor ñu mën koo doxal ça veut pas dire tout simplement également que dañuy bàyyi magistrat yi ak réew mi ñuy doxale nu leen neex qui fera de l'injustice l'ennemi à abattre kon bu ñu tolloo tey ci situation bii ñu nekk ba am ñu jàpp ne dañuy utiliser justice pour dal ci seen kaw génne leen ci ab compétition électorale en 2018 presque 60 ans après notre indépendance c'est dommage mais nag il faut que peuple bi xam ne càggal guy gi maanaam la décision ñoom ñoo ko yor et décision boobu bokk na ci fexe rendre cette liberté bu ñu doon yaakaar à cette même justice parce que nous avons des magistrats très compétents mais malheureusement ku la abali gët souvent da ngay xool fi ko neex. Bougane Gueye Dany ancien journaliste fii nga toog ni fukki at ak ñeent ci ginnaaw fa nga daan toog di def journal. ci RFM fukki at ak juróom. mujj gi nga samp say mbir bopp agence de communication yeneen ni société ba samp sa groupe de presse bopp des médias mooy Zik FM Sen TV ak yéenekaay bi ñu naan La Tribune ak yeneen yéenekaay. da gën a néew ci yi may jiite yi ngay yëngu mais est-ce que xalaatoon nga fukki at ak juróom ci ginnaaw egsi fii nga egsi ci wàllu taxawaay ci doxinu réew mi bay samp sa ndënd bëgg a yóotu kilifteefu réew mi. jërëjëf Babacar fii fukki at ak juróom fii laa doon toog fukki at ak juróom maa ngi nekkoon chef de desk fii ci Futurs Médias fukki at ak juróom li ko gën a tuuti lu ko féetee ginnaaw yow sama stagiaire nga woon tey tu fais la fierté de cette profession alhamdulillah ça veut dire tout simplement nit yokkute ngay ñaan ci àdduna ñaan naa dans 15 ans yeneen kenn ku nekk ci ñun ñuy daje ci yeneen bërëb xëy na yor suñu jet privé ba yegsi fa et cetera kon nit ku nekk ci àdduna avancement ngay ñaan et loolu esprit gëm sa bopp la et ci esprit gëm sa bopp boobu ñun loolu la ñu woo la jeunesse sénégalaise dañu ne nañu bàyyi nañu bu ñu nangu ñu ñuy jox jën nañu fexe ñun di nappal suñu bopp et c'est possible moo tax ñuy waxtaan ak jeunes yi pour di leen comprendre loo ne réew mi seen réew la et que lii doxal réew mi c'est vraiment la jeunesse ñoom ñoo ci war a taxaw. ci wàllu politique boobu nga dugg Babacar wax na ko sànq candidat nga ndax candidature boobu ñu bëri jàpp nañ ne wala am na ñu ko jàppee noonu est-ce que c'est pas une façon maanaam moyen de pression. soxlawuma moyen de pression wax naa ko tout le temps man dama am groupe de presse moom groupe de presse waaye awma groupe de pression. et je crois que njiit yi fi nekk ak njiit ya fi nekkoon ku ci nekk ci ñoom amu ci kenn ku mun a taxaw ne Bougane laaj na privilège nangam wala Bougane yuutu na nangam wala Bougane mus nañoo laaj nangam musuma ko def. kii fi ne mosu leen toog di jëflante. musuma jëflante ak moom ci nenn noo xamee ne damay taxaw di ko laaj sangam wala nangam ñoo bokk benn kër ga ñu jokk muy Taïf sëñ Mbàkke Soxna Lo moo tax ma xam ko. et ñu am relation bu normale ça veut pas dire que dama am relation soutien wala lu ni demee lépp lu taxaw ci réew mi lu réew mi yittewoo duma xaar ku ma ci woo dama ciy taxawal sama bopp parce que jàpp naa ne doomu réew mi la te dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moom moo ko gën waaye lu jëm ci taxawu ko
ànd ak moom wala dimbali ko bu jëmee ci njariñu réew mi ci wàllu liggéey bi ñu féete amuñu ci xel ñaar waaye nag lu jëm ci wàllu jàppale ko ci mbiri politique ak ñoomin seen musul nekk sama xalaat liñ koy ŋàññee bokk na ci wàllum xëy dañuy faral di wax xëyu ndaw ñi waaye xëy mi moom du ndaw ñi rek góor ak jigéen mag ak ndaw ñu bëri nga koy jàmbat yow ci programme bi nga xam ni moom nga siiwaloon fan yële mën nañoo xam tey jii boo jotoon lenge réew mi boo jotoon 6 bi Macky Sall toog yow nan ngay rek laajte na mu gën a gaawee tawatuk amum liggéey ci Sénégal. Babacar ñun bi ñu jógee dañu ne encore une fois dégg naa sax Georges Nesta Georges Déthié sorry mu ne yaa ngi ci wàllu politique man damay moytu wax jooju je dis j'ai un engagement citoyen parce que politique ak politicien nga baal ma ci kàddu gi ñi jéppi nañu leen jéppi goo xam ne bëgguñu ñu dendale leen ak lenn. mais politique ñaawut. ni ñu koy defee ñaaw ba tax kenn bëggut ñu dendale la ko suñu réew. et ku nekk ci ñun am nga un engagement et moi j'ai un engagement citoyen ak ñi ma àndal tax bi ñu ne wër nañu réew mi waxtaan ak réew mi déglu leen def 67000 kilomètres wër waxtaan ak askan wi ñu ne jaadu na ñu defub kayit tënk ko li ñu yaakaar ne lépp jàngoro la ci réew mi ñu joxe ci ay saafara ñun jóguñu pour ŋàññ président jóguñu pour wax ju ñaaw ci opposition wala keneen ak keneen parce que kenn yarewu ni dama yaakaar ne débat d'idée la xalaat la ay yéene la ay yoon la ñu jël ko tëral ko fii nii léegi wax nga ko liggéeyu ndaw ñi du problème emploi des jeunes damay dàq wax jooju parce que balaa nga naan naam ne fa dañu am problème mu emploi problème mu liggéey ci boppam la ñu am ci réew mi. góor ak jigéen mag ak ndaw. góor jigéen mag ak ndaw boo xoolee est-ce que xam nga ne ñiy fayu weer ci réew mi motuñu 900000 ñiy fayu weer ci réew mi. salarié koo xam ne bu weer deewee da ngay am ñu jox la nga def ci sa poste motuñu 900000 alors qu'on est presque 16 millions quand tu fais le ratio da ngay gis ne on est à peu près à 7%. c'est-à-dire amuñu sax 10% ci population Sénégal ñoo xam ne dañuy fayu par weer boo xoolee ci ñi nga xam ne dañuy jóg am ci lu ñu jàpp ba ci ñiy taaba jël ci jóob taf ci njaay 3,7 lañu boo ko boolee ak 800. mooy ambulant yeeg ñi leen ñoomin seen mooy ñiy jënd jóob taf ci njaay rek tey mu neex suba mu dëgër ñooñu ñëpp boo leen boolee dañuy yegg ci à peu près 4,5 millions 28,6% de la population ñoo am liggéey. ñoo am lu ñu téye maanaam fukk yoo jël ñaar ak genn wàll xam nga loolu c'est une catastrophe et bu ñu la waxee ni réew mu ndóol la damay nangu ne réew mu ndóol la parce que réew mu liggéey bariwut réew mu néew la muy liggéey faaw mu dog doon tax dina naqaree gëm sa genre gi ñëw ne buñ ñu joxee yëf yi dañ ko régler. li koy régler ay xalaat la li koy régler ay yéene la li koy régler ay mbir yu ñu gis mu dox ci yeneen réew te it mu mën a dox ci suñu réew bi ci njëkk bokk na ci ndaw ñi encadrer leen encadrement boobu dafa aaju ci li nga xam ne moom moo di boo xoolee par exemple le secteur informel ce secteur informel qui aujourd'hui polarise presque 4 millions ci population au Sénégal maçon menuisier mécanicien et cetera ñooñu ñëpp da nga ciy gis ay nit ñoo xam ne am nañu 20 fukki ati expérience waaye amut lenn loo xam ne firndeel na xam-xam boobu nekk ci ñoom orientation ci wàllu qualité ñàkk na waaye tamit jàppale wuñ leen je may jox benn exemple rek fi mu nekk nii ci corniche bi la ñu nekk menuisier yi la jege menuisier yooyu yëpp li leen gën a sonal mooy meuble yi ñuy jëlee bitim réew te meuble yooyu war a sonnaa fexe et OMC organisation mondiale du commerce permettre na Sénégal mu tëji buntam ba li ñuy defaree ci suñu réew mu mun a jëriñ waa réew mi et loolu c'est possible lu jëm ci wàllu encadrement jeunes yi encore dañu ne fexe ba nit ñi bañ di màngaan jugee Kaolack jugee Matam jugee Ndar di ñëw Dakar
parce que war nañu am une politique de décentralisation et de déconcentration mais loolu tey dafay fekk ñu am une politique d'allègement fiscal boo xam ne dina permettre entreprise yi wala ñi am xalaat ñi am yéene taxawali industrie ñoom ñu mën a génn Dakar parce que nag li ëpp dañu ko dajale Dakar moo tax nit ñi di ñëw Dakar donc xalaat yooyu am na solo goo xam ne jàpp nañu ne warees na ko mën a dawal lu jëm ci wàllu encadrement ak li nga xam ne moom moo di wàllu enseignement professionnel dañu ne 5% des IR maanaam les impôts sur les revenus provenant des grandes entreprises. foog naa ci yooyu nga junj ni am na loolu ci Georges bëgg a fëlëxal. bismillah. yan saa dañu naan yomb na yëkkati ay chiffres sànq am nga chiffres yi nga xamante ne yëkki nga ko 900 000 ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay salariés chiffres yooyu foog ci lan la reposer aussi yan chiffres ak fu mu tukkee. mais ay chiffres la yoo xam ne il suffit tout simplement de taper sur le net pour avoir ces chiffres. mais wax ñu ko. moom laa lay wax nii je dis il suffit tout simplement de taper sur le net. chiffre officiel la yan structure la ndax chiffre mbala ñu koo jox crédit day fekk ni am étude bi mu jógee. 28,6% de la population ñoom ñoo am ci lu ñu jàpp c'est des chiffres de l'ANSD. Agence nationale de la statistique. xam nga malheureusement li suñu réew dafa néew ñuy gëstu. xam nga tey bari na ci journalistes yoo xam ne boo leen waxee ne ñi am salaire ci réew mi matut 1 million dañuy taf seen gémmiñ alors que il suffit tout simplement nga gëstu ak lu ci ne lu nit mun a xam la au Sénégal coow li li muy bari on a 128 000 fonctionnaires 128 000 fonctionnaires 97 000 enseignants xam nga 97 000 enseignants ci 128 000 fonctionnaires ci réew mi buñ la ko waxee war nga tiit 19 000 à peu près forces de sécurité dindi ko. ci biir 128 000 daanañu gis ñu jóg ni yow ne dañuy safaanoog li fi daan am ci wàllu politique def leneen defar jikko yeeg ñoom seen mais dañoo gis ni Sénégal daal parti politique yi ba léegi ñoo ëpp doole yaa ngi jógee Fouta démb ci tournée est-ce que ba nga fa demee xam nañu la. boo seetaanee am na public reportage bu ñu ciy jàlle di nga gis xam nga yal nañu yàlla dimbali ba ñu dëkk ci di def lu baax et yaakaar naa ne am na as tuut gu ñu doon ci réew mi suñu borom may ñu ko ci réew mi te li mu ñu joxit téyewuñu ko pour ñun bokk nañu ko ak nit ñi kon suñu jëf jiitu nañu foofu et alhamdulillah am na ci benn village bu mel ni Tari ji décollé bi ñu fa demee man mi sama bopp dama am maanaam sama yaram dafa daw bi ma gisee ay mag yëkkati ay kàddu wax jëmi ci man Bougane yàgg nañu lay dégg waaye yàkkamti woon nañu nga ñëw ci ñun bi ñuy dem Galoya tali bi baaxul dafa am benn bus boo xam ne dafa ngiro bi mu ngiroowee ma gis leen ñu sonn lool jigéen ñi toog ci garab yi bi ma ñëwee ma taxaw ci yërmande rek parce que taalibe moo demee noonu biñ ñu arrêté ñu taxaw comme ay 4x4 yu ñuul la ñu yore apprenti yi doon génnee ngiro bi daal di daw jëm si ci ñun ne ñu mais kaay leen defar seen tali bi gis ngeen ni tali bi mel booba yaakaar nañu ne punkal yi la bi ma wàccee sama vitre kenn ki daw ne déet ki Bougane la boroom gëm sa bopp bi mu ko waxee maire yi toogoon ci garab gi dañoo daw jëm si ci man muy sant suñu borom parce que liggéeyu luñ fi nag lenn réew mi ba war a mën a yegg ca loolu waaye dañuy wax ne coow bi du ñun ndax nit ñi xam nañ ñu coow bi mooy ndax nit ñi am nañu yaakaar ci ñun waaye yaakaar bi rek doyul damay wax ne ñi fi nekk ci politique dañu nekk ci ay discours depuis presque 60 ans mais bàyyiwuñu xel ci seen parcours damay wax tout le temps ne ñi ñu jiite bariw ci ñu taxawal télécentre daanaka amu ci bariw ci ñu am taabalu caaf daanaka amu ci et pourtant nit ñi wóolu nañu leen ba jiital leen parce que ñun dañoo mus a gëmloo ne politique dong moo war a defar réew. gëm sa bopp googu am na coow ndax am na ñoo xam ne ñan ñoo ko moom Maodo Malick Mbaye mouvement gëm sa bopp loolu itam du cofoo mbiru jàmbur parfois damay bañ di wax ci loolu xam nga bu ñuy wax ci marxum république luy wax ci ëllëgu réew damay bëgg tout le temps ñuy wax luy jariñ réew ma parce que gëm sa bopp nit mënu koo moom ñàkk jom kenn du ko xëccoo c'est important et li am solo mooy man su ma nee gëm naa sama bopp
nit mën na koo gëm su ma nee nit ñi fexe leen xam nu ñuy nappe moo gën jën ga ñu leen di jox nit war na koo gëm man bootuwuma ci kenn nekkuma ci ginnaaw kenn nit nekkul sama ginnaaw dama liggéey ba yegg si fii taxawuma ne diw mooy waaja dama liggéeyal sama bopp jàpp ne tey li ma liggéey war naa jariñ sama réew donc véritablement lii moom mooy li nga xam ne mooy philosophie gëm sa bopp philosophie gëm sa bopp gis nañ Tamba Bougane waxtu wi philosophie gëm sa bopp c'est la philosophie par l'action c'est la philosophie par l'action gis nañ ni yi ñuy bind ci internet beeg yooyu fan yi bëggoo ca tontu ndax nee nga les priorités sont ailleurs dama nekk ci liggéey ci luy defar réew kenn du ma tardeel benn kenn du ma détourné ñaar parce que li nekk sama kanam moo ëpp njariñ te mooy liggéey pour Sénégal am na loo xam ne bëgg naa ko leeral nga naan sa stagiaire laa woon damay fàttali ni boo bëggaan doxi say soxla war a def Jolande ak may fay ma defal la yéen doog jàmm jërëjëf Bougane Gueye Dany jërëjëf Georges Dethié